sab coobare la kuy naanub sàngara sab coobare la mais comme ñu ngi koy def nag nañ yokk ci taxi yi foofu noonu te bàyyee askan bi tamit seen liberté ñu mën a dund ci biir dëkk bi joxoo ndaw ñu liggéey joxoo waa kër yi liggéey ña dem à la retraite ña ngay bëgg a dee trésor amul xaalis dëkk bi kenn fajowul amul hôpital yi baaxuñ sa couverture médicale bi ay tappale la lépp ci réew mi ay tappale la ak ay kàcc nga bëgg a ñëwaat encore teg ci kaw ndodd askan bi courant bi nga jël jàpp ko doublé ko loolu tamit amul yërmande amul xeluwul nañ yërëm askan bi yu seen yoonu yokkute ñoom tracé nañ ko ba ña ngay yokk waaye nag ñun buñ ñu dugal ci yoonu torox tànge nañ ñu yërëm yi laay war a sóoli. mais ñoom dañu déggoon directeur u Sénélec bi fi nekkoon léegi mooy ministre directeur u Sénélec bi lépp daal maanaam njëg yi dina wàññeeku parce que macha allah li ñuy produire léegi ci courant ba dinañ jaay bitim réew ñu xëy ñu yokk ko léegi loolu yéen xaw leen a jaaxal de. man de li ma mën a wax mooy production bi moom. amul benn sénégalais bu mun a laam-laamee ne yokku production bi. parce que sénégalais yi quand même li ñu doon dund jamono 2011 10 coupure bi wàññeeku coupure bi ak délestage bi kooku kenn dundatu ko ci maanaam ci résultat mënuma koo ŋàññe y a eu un résultat il faut aussi su dara amee ñu ne am na waaye la xew ca biir ak na mu amee xaw ma ko xamoo ko moo tax on réclame des audits ci biir boîte boobu noonu pour ñu leeralal ñu lan moo waral tey jii mbir mi am buñ ma waxee waxu production xel mën na ko nangu ndax ñi ngi am courant te amuñu ko woon mais bu amee leneen lu nekk ci biir nag loo xam ne ñun maîtriser wuñ ko loolu lañ bëgg ñu leeralal ko sénégalais yi te kon ñu ngi réclamer ay audit biir boîte boobee. pour mu leer voilà. pour ñu auditer Sénélec daal. mais il faut des audits ci biir Sénélec pour nit ñi xam fan la responsabilité yi situé wu ak naka la ak nan la loolu askan bi soxla na ko maintenant bu fekkee ne doole nañ courant bay war a jaay ci sous région beeg yooyu noonu kon. pour man jàpp ma ne déficit war naa mën a am soo amee courant bu doy ba ngay jaay ci biti say kees war naa fees li tax kees feesul war nañ ñu koo leeralal te loolu askan bi joytu na ko ñaxtu na ko yeggee nañ ko fi mu war a yegg yëpp te ñu ngi koy sàkku. Thiat en tant que sénégalais bu ñu déggee ne SDE bon ndox mi SONES SDE la woon léegi Suez dem na ci loxo tubaab yi Sénélec tam ñu ngi dégg ñu ne ñu ngi koy privatiser bon loolu lan la lay defee. amatuñu souveraineté nationale. télécommunication mbirum jokkale ak jokkalante tubaab yee ko moom ndox ma ñuy naan tubaab yee ko moom courant bi ñuy taal tubaab yee ko moom lekk gi tubaab yee ko moom njàng mi tubaab yee koy financé paj ma tubaab yee koy financé ba ci politique bi ñu war a doxal ci suñu réew tubaab yee koy financé xaalis ba ñuy utiliser tubaab yee koy financé ñun kay ay foykaay lañu rek duñu dara. ñun duñu dara ñun sous préfecture France lañu rek. Sénégal sous préfecture France la ba tey loolu mooy la vérité on n'est pas un état souverain un état boo xam ne moomoo sa ndox moomoo sa courant moomoo say ligne téléphonique yow moomoo sa la ngay dundee yow la ngay jàngale tubaab baa lay wax ne la jàngale lii ci at mi programme bii laa bëgg nga def pendant 5 ans yow la ngay fajoo tubaab bi mooy sànn yan garab la lay yónnee pour nga tuuf ko say doom su tubaab bi ne polio la polio ngay piqûre bu fekkee ne sax ngas ak ngàppati mooy sa feebar bu tubaab bi ne malaria la malaria ngay piqûre bu fekkente ne yow xuréet ak matt mooy sa feebar kon yow foo amee indépendance yow foo moomee sa bopp suñ président Afrique yi amuñu fulla amuñu fayda suñ président Afrique yi amuñu fermeté ñemewuñu c'est des poupées de l'Occident ñoom ñëpp ay marionnettes de l'Occident lañ tous autant qu'ils sont et je pèse mes mots amuñu souveraineté nationale parce que nos hommes politiques n'ont pas le courage de taxaw ne France daf leen ñu fonto. est-ce que réalité du pouvoir aussi amul. ban réalité du pouvoir ça c'est des blabla. nekkee ci opposition bi ñoom ñi ñëpp gisoon nañ leen ci opposition bi. mais boo xasee ba toog ba yërnu documents yi yërnu kayit yi tubaab yi dikk teg la wutal la yoon nooy def. mais ñan ñoo yërnu ay documents xoolal bañ bañ juddoo ba léegi c'est les mêmes types de politique lañ am Sénégal. il faut que ñu changer de système changer de mentalité changer recycler suñu classe politique. mais sénégalais yi ñoo ko war a changer bu ñu waxee ni ñun politiciens. sénégalais yi pareeguñu. waaw pareeguñu des na le combat mi ngi continuer xam nga Sénégal li tax ma ne la pareeguñu mooy ne bu ñu naxante le changement bi ñuy xaar dafay jël temps xam nga développer mooy tabax ay tali ak ay yooyu noonu mais changement mentalité la na nga doon xalaatee dootoo ko xalaat nga changer loolu man jàpp naa ne 2040 lañ koy tàmbalee gis ñun Sénégal. 2040 waaw changement de mentalité waaw parce que ñun génération bi faw ñu dem beneen génération ñëw ñun yàqu nañ ba pare nos habitudes ñun gëmu ne dinañ ko changer mais Ahmed mbedd mi saltewul man yow kii di ñu seetaan ñun ñoo salte parce que ñun ñooy lekk sànni ci mbedd mi ñun ñooy saw sànni ci mbedd mi
man maay xëy bale sama buntu kër génne mbalit mi ci mbedd mi man maay surcharger car rapide man maay brûler feu man maay toj lampe mbedd parce que bopp koñ bi may toog bugguma mu leer guddi gi man maay tardé ne rendez-vous sénégalais man maay accepter corruption ci taximan bi mais kooku du nguur gi kooku nag moom ñun la nag askan bi man maa fayul samay taxe municipalité yi bi ñu defee acte 3 de la décentralisation on s'est rendu compte ñun waa Y'en a marre que municipalité yi mënuñ demal seen bopp parce que les populations ne payent pas de taxes les populations ne payent pas d'impôts loolu c'est un mal qui gangrène notre société et il faut rééduquer la société jàngalewaat ko xamalewaat ko processus bu gudd la du lu gàtt du mbirum ñaari fan dafay jël temps nañ ko commencé ci xale yu ndaw yi tey togg ak ñoom loolu ñu màggandoo ak ñoom loolu ñi am tey 10 ans 13 ans ñu màgg ak loolu ba ñuy am fii ak 20 ans ñu am 35 ans 45 ans ñu am un Sénégal bi ñu yaakaar. d'accord mais Thiat dañoo gis nag am na benn politique jarul sax mooy tudd turam mu ne ñii di caddi yi daal leen rek lañ yeewal mooy dañ leen a war a làpp. dóor leen kan moo wax loolu nag. loolu Souleymane Ndéné Ndiaye wax na ko ne ces manifestants là il faut les mater dañ leen war a duma. loolu pour Souleymane Ndéné ngi dunda. Souleymane Ndéné kay mi ngi dund Souleymane Ndéné Ndiaye kilifa moom mënuma ko gëm Souleymane Ndéné moom dóoruñ ko bal. dóor bal. ku waxoon ku transhumé ñu dóor la bal. Non déclaration politicien la waaye dóoruñu ko bal de. dóoruñ ko bal. déedéet dóoruñu ko bal moo waxoon ne ku transhumé dañ ko war a dóor bal. moom dafa transhumé. non moo waxoon ku transhumé dañ ko dóor bal. waaw mais est-ce que dafa transhumé moo foog ne mooy jóge fii nii dem ca parti bi. moom demul APR de. c'est que mi ngi liggéey ak ñoom ci nguur gi mais est-ce que dem na APR. nañ bàyyi caaxaan yow nga nekkoon premier ministre ñu def la PCA xam nga loolu déjà dégradé dañ la dégradé ana ñi nekkoon ancien premier ministre tey jii ñi ngi créé seen parti bopp di yëngatu di outil ñeneen ñi ngi def consultance fépp ci àdduna bi je peux citer Mamadou Lamine Loum daje naa ak moom réew yu bëri muy def consultance mais yow ñu jëlee la ci premier ministre indi la poste PCA il faut respecter les Sénégalais loolu lu tax diggalu ko woon Abdoulaye Wade en 2011 te moo nekkoon premier ministre nañ ñu respecter Sénégalais yi quoi. yow daal loolu maanaam léegi nag bu ñu desee ba léegi nii ci wàllum ñaxtu yi fii nii ci Sénégal daal yéen daal lépp da ngeen ko jël rek wéer ko ci constitution bi même bu leen leeree ne lii mën naa taalub réew it ngeen ne constitution bi daal moom moo ko. constitution bi musul prévoir luy taal réew. loolu laa dama moom laa la lu la constitution may rek xelu na constitution bi lu mu la may rek xelu na. musul taal même bu dee milieu bi ngeen koy def tamit wóorul. waaw ban milieu moo fi wóorul. waaw mais Thiat aussi buntu palais tamit. est-ce que mën nañu jël est-ce que dañoo laaj palais ay plus de deux. non est-ce que dañoo wax yóbbu leen ñu palais. non waxuñu palais. mais place de l'Indépendance yow tamit ak palais non du palais. place de l'Indépendance du palais. place de l'Indépendance c'est minimum à 300 mètres du palais. du palais kon pourquoi ñu def ko place boobu tuddee ko place de l'Indépendance moo tuddoon place Protet jamono boobu noonu colonel Dakar mu nga dëkkoon foofu préfet Dakar di woon tubaab waaye bàyyi woon na ñoom Valdiodio Ndiaye ak ñoom Mbaye Jacques Diop ñu yore seen ay pancarte taxaw ne De Gaulle indépendance mu ne jël leen ko kon tey jii nii dama ne place Protet boobu tudd place de l'Indépendance la tubaab bi sax nanguloon na ñoom maam ñu dem fa ñun tey jii ku ñu koy aaye c'est ça la vérité. c'est ça la vérité léegi nag ñu jàppoon leen après libéré waat leen ba amu ci kenn ko am ay problème ci marché bi ñu ci jàpp bi li ma mën a wax mooy daje nañ ceeg ay policiers yu responsable yoo xamante ne nii am nañ fermeté am nañ professionnalisme def nañ seen liggéey ni mu waree waaye gis nañ ci ay policiers yoo xamante ne nii saa waay ñooñu dañ leen war a rëbb te dinañ porter plainte contre ces gens là ces pratiques là. Ah bon? ay policiers yoo xam ne soluñu tenue dañoo civilu infiltrer population bi di jàppee nit ñi ay rond-point Sandaga taxaw ci sàppe yi nit ñi doon jullee mais cette milice là milice bi ñu créé aujourd'hui ci Sénégal dafa doy waar. milice la. parce que loolu non c'est une milice. nit koo xamante ne nii policier bu civil kay loolu yàgg na fi mais policier bu civil yàgg na fi mais dafa am nu muy comporté woo. un policier bu civil bu ñëw di la jàpp dana la wan carte mais du la doxee ginnaaw pamte la menotté la dóor la gaz lacrymogène sa kanam dañ ma xëpp gaz pompe à gaz sama kanam pour affaiblir sama force. weq ñoom Cheikhou dañ leen a dóor ba ñuy bëgg a dee ñoom Taïga am na beneen gaan bu ñu jàpp ci biir dañ ko dóor am na ko jógee Maroc dañ leen a dóor ay dóor yu métti te identifier nañ ces gens là on les a identifiés xam nañ ñan la am na nag ay policiers yu responsables mais ils ont pris des gens yoo xamante ne ni la ministre de Macky Sall ñoo doon matale Sénégalais dem ba dóor journalistes yi tere lañ def seen liggéey ils ont gazé les journalistes loolu mosuñ ko dégg ci histoire du Sénégal c'est la première fois qu'un régime gaze les journalistes yi nekkoon di def seen liggéey loolu dafa ñaaw. xanaa direct bi lañ doon bañ.
mais parce que moom laa la wax bëggul nit ñi gis la réalité Sénégal bii ñu nekk dictature bii ñuy dund tey jii ci réew mi moo raw dictature Yaya Jammeh fii kenn du sëqat réew mi kenn du wax. procureur boo xam ne il ne s'autosaisit que tant que tuddoo Macky Sall moom yoonam newul ci affaire ak révélation yi fi Moustapha Cissé Lo wax yëpp xam naa ñëpp ñuy jaay drogue ci nguur gi te ba léegi owuñ ko ne ko kaay wax ñu kan ak kan la. xam naa ñëpp ñuy def faux billet du Bougazelli kese ñu jàpp Bougazelli dong où sont les complices de Bougazelli ana ay machine Bougazelli fan la Bougazelli jëlee loolu noonu lu toll ci ay faux billets nguuru Sénégal gi respecté wuñ ñu il ne respecte pas les Sénégalais c'est ça la vérité.